match bi dafa bokk ci série de match yi nga xam ne programmé woon nañ ko ngeen fàttali ko ay fan ci ginnaaw football nañu ñu ne Cameroun ñaari match ci Cameroun ñu ne woon nag balaa ñuy dem daañu tàggatoo ak suñu public daal di jouer fii benn match xaritoo ñu ne Guinée-Bissau donc ñaari match yi ñu joué gis ngeen nu mu demee benn bi match nul la 2-2 mënoon nañ sax gagné benn bi su fekkoon ne xale yi am nañu gën nañu am tuuti maturité mais puisque dañu demoon pour jàngi gis nañu erreur yi nga xam ne am nañ fa jéem nañ ko corriger ci match bi ci topp donte dañ ñoo gagné 1-0 man jàpp naa ni ci wàllu qualité ci wàllu engagement ci wàllu rythme match bu am solo la bu fa xale yi joué jàngat bu bëri donc tey bi ñu ñëwee am na xale yoo xam ne dañu joué ñaari match foofu intensité bi dafa bëri woon donc tey ñu préféré teg leen ci biti permettre ñeneen ñoo xam ni ñu ngi ci groupe bi ñu football parce que Coupe d'Afrique noonu la ñaar fukki xale ak ñeent nit ñi yóbbu dañu bëgg rek képp koo xam ni dindeeku nga rek am ku la remplacer moo tax tey ñu jéem a essayer yeneen schéma début bi nag xawoon na jafe ci match bi xawoon na ci wàllu paas yi bëri na ay problème automatisme ay paas yu ñu raté mais après bi ñu rectifié ci mi-temps bi ba pare indi xale yi nga xam ni gën nañu am expérience ku mel ni Mama Diop ak Awa Diakhaté gis nañu beneen xar kanamu Sénégal et man loolu lay jàpp donc je pense que tey di football loolu nañu xale yëpp tey am nañu idée bu leer ci suñu équipe ku ci ne lan nga mën kan moo war a démarrer kan moo war a xaar et loolu c'est important pour entraîneur laataa ngay dem ci compétition loolu nag daan ko jéem a essayer suñu match ñu nag Tunisie muy adversaire boo xam ne aussi bu dem Coupe d'Afrique ba pare xaw a nuroo ak Maroc donc dinañ fa football benn match le 27 boobu aussi dinañ ko xayma parce que après match boobu directement ci Coupe d'Afrique bi nañuy jëm donc dañu soxla ñëpp tey parce que compétition bi dafa jege match yi dafa élevé ay carton ay blessures rek lu ne mën na am donc il faudrait que ñëpp pare koo soxla rek mu ñëw mën la répondre ni nga ko soxla. Coupe d'Afrique bi yaa ngi ci yëngu ni nga ko waxee bi ci bareetul lan mooy seen nëbët lan ngeen fa bëgg a taxawee. waaw taxawaay bi gën a rafet rek c'est-à-dire match bu ne dañ koy jël ni mu ñëwee jéem a gagner match yi ak suñuy qualité donc xale yi tey di nii bi ñu jógee Cameroun ak bi ñu joué Mali ñu ngi commencé comprendre ni am na lu nu mën am na fu nu mën a yegg mais ay xale nañu donc il faut que ñu may leen temps ñu dem ci loolu donc am nañu ay ambition tey bëggoon nañu génn au moins deuxième tour parce que boo xasee ba génn deuxième tour benn match moo ci des boo xam ni boo ko xaroo da ngay dem demi-finale te da lay yóbbu coupe du monde donc xale yi loolu mi ngi seen xel parce que lu am importance la delluwaat kan baax na mais buñ ci boole waatoon tey jii nii dem coupe du monde lu am solo la et à partir de ce moment là lépp mën na xew tey jii football bi je pense que amatul équipe bu mag équipe bu ndaw ñëpp a ngi liggéey gis nañ ko ci Coupe d'Afrique góor ñi gis nañ fi Comores gis nañ fi Gambie gis nañ fi yeneen équipe yoo xam ni nit ñi ba ñu tàmbali kenn misé wuloon ci ñoom donc ñun ñi ngi dem ak suñuy valeur xam nañu lu ñu am xam nañ lu ñu mën dinañ jéem a défendre suñuy chance def daal mieux que li nga xam ni defoon nañ ko ci 2012 mooy jéem a génn deuxième tour léegi nag bu ñu génnee nag après maintenant amatuñu benn limite fu mu yem rek ñu yemale ko fa mais xam ni dinañu permettre ñu am njàngat ci suñu équipe surtout pour avenir bi parce que maa ngi koy fàttali dañu am équipe boo xam ni dafa bëri ay xale yooyu nag il faut que ñu may leen temps ñu liggéey après nag ñu fexe yeneen kan yëpp 3-4 kan yi di ñëw ñu fexe di ci teew parce que loolu mooy indi njàngat mi au niveau lu ñuy jàng la voyage yi ñu def Cameroun jàng nañ ci lu bëri match bi tey am na njàngat tey jii match bi ni Tunisie bi ñu jëm dinañ fa jàngat loolu moom mooy indi lu maturité joueuse yi tey gis naa bi ñu dugalee 3e but bi ñu dem jubilé poto corner ba parce que bi ñu jëlee bi ñu dugalee but 90e minute contre Cameroun dañu ñëw ci banc de touche bi moo lay won manque d'expérience bi ñoom ñëpp ñu jubilé xalaat ni match bi jeex na bi arbitre bi di defaat remise suñu ñaari joueuses ñi ngi ci biti donc équipe bi taxawul moment boobu su fekkoon am na ci ku am expérience tuuti rek bu taxawee ci zone adverse bi rek loolu du am wala bu ñu demee jubilé ji ci poto corner bi
par force arbitre bi dina xaar balaa ñu ñëw dina la permettre nga lekk benn wala ñaari minutes mais xale moo tax jàng nañ loolu tey bi ñu defee loolu dama ree ne kon loolu lañu woy leçon su et yooyu compétition noonu lañ koy jàngee noonu lañ ci grandir je pense que c'est important ñu jouer match yi yëpp ñu ngi ciy jàng c'est difficile nag mais je pense que ni dina permettre xale yi ñu am taxawaay boo xam ni ci wàllu mental ci wàllu physique ci wàllu tactique lu leen permettre ñu def kan bu baax incha allah. xawoo doon profane da ngaa doon profane ci wàllu boobu ñun gis nañ ni foofu nañu gën a progresser parce que man maa ngi fi depuis 2013 te li nga xam ni moom lañu doon gis ci wàllu football nañu Nigéria football nañu Cameroun fi nga xam ni fan nañ ñu ëppee woon doole mooy ci wàllu boobu foofu moom dañ fa progresser bu baax te ñaari match yi ñu joué contre Cameroun wan nañu ko liggéey sur le plan physique parce que Afrique du rek technique Afrique dafa laaj doole dafa laaj physique dafa laaj engagement dafa laaj ngay gagner ces duels et aujourd'hui liggéey nañ ci loolu donc xale yi duñu ay patapouf ay doole la dañ ko liggéey ça fait 1 an qu'on a travaillé et may profité di féliciter di encourager sama préparateur athlétique parce que foofu moom gagné nañ fa lu bëri donc boo si boole parce que loolu moo ñu permettre tey ñu gagné duel yëpp tey mënuloo sentir ni équipe Guinée-Bissau bi am na lu mu mën parce que si duel yëpp dañ leen a bouffé may ñu leen benn ñoon ñu taxaw et donc loolu lu am importance la ci football bi loolu liggéey na si même su fekkee ni dafay soog a ñëw nii dafay soog a ñëw boobu it dafa xaw a sonn parce que ginnaaw seen championnat ñoom dañu joué woon ay match barrage donc mu leen xaw a sonnal te moo tax sax ñëwuñu Cameroun ñoom ñi ngi soog a ñëw semaine bi ñi ngi lundi bi nañu rejoindre regroupement bi moom ak Safi ak Meta ak Assungom moo taxoon tey ma bëggoon leen dugal ci match bi pour que ñu jouer mais tey xam nañ ni Afrique bu fekkee ni da nga fi bëgg exister du simplement technique rek il faut que nga mën di xeex engagement bi taxaw et tey jii ñoom ñu ngi ci liggéey lu bëri et c'est tant mieux tey benn moment xaw na yàkkamti mais gisaat nañ ko tey muy génn di ñu indil ay solution tey bu fekkoon ni gën kii mënoon na dugal wala mu joxe ay but c'est important tey ñu am attaquante bu mel noonu bu ñu mën a permettre saa yu ne ñu mën a génn ci ay situation waaw loolu moom dëgg la déjà dañ koy tàmbali ci état bi tey rek ci suba jël nañu drapeau bi ci ministre des sports mu am taxawaay bu rafet wax ñu aussi li nga xam ni moom la ñu war a taxawoo di fédération aussi même chose parce que sànq yéen a ngi koy wax dañ daan toog ba ay 1 mois de la compétition nit ñi entraîné mais ku gis équipe bi xam ne am na lu ñu liggéey te li ñu ko permettre mooy tëju nañu lu tolloog at quasiment duñu liggéey comme club donc léegi nag public bi aussi ñu ngi commencé coller seen équipe ñu ngi tey match yi jigéen ñi daanu demee nii nit ñaa ngi posé question nit ñaa ngi xool seen équipe nit ñaa ngi intéressé wu li ñuy ñaan rek moom mooy fi mu ne nii ñu ngi waaj a dem ay doomu Sénégal ñooy dem ne Sénégal yëpp nekk seen ginnaaw ñaanal leen soutenir leen si situation bu mu mënti doon ñu xam ni seen doom nañu te dañu nekk ci apprentissage ay xale nañu dañoo soxla tey soutien dëkk bi yëpp looloo taxoon sax ñu jël benn match bii nii ñu ñëw football ci ko fii devant notre public avant ñuy dem pour am brassage boobu et je pense que tey public bi kontaan na ci li mu gis après ça nous permettra aussi ñun ñu dem ak sérénité xam ni dañuy représenter toute la nation sénégalaise. voilà mbokk internet yi ñu ngi woon fii ci stade Lat Dior bu Thiès gayndey Sénégal yu jigéen ñi ci wàllum football donc ñoom ñoo doon amoon fii benn jongante xarito ci seen diggante ak équipe bu Guinée-Bissau ñu daal di duma équipe bu Guinée-Bissau 3 bal ci dara ñu fàttali leen ni que donc bu ñu footballee juróom-ñaari simili la ki nga xamante ni moom mooy Ganaar Ndiaye lakk caaxi 51e minute Korka Fall dugal 2e bitu équipe nationale du Sénégal ci jigéen ñi Ndeye Awa Diakhaté moom moo dugal à la 79e minute donc nag match bi ñu fàttali que gaynde yi tey ci suba nag amoon nañu benn journée bu chargé ndax tey ci suba dem nañu fële ca arène nationale ki nga xam ne mooy ministre des sports di jëwriñ bu ñu dénk wàllum tàggat yaram fii ci Sénégal jox leen drapeau Sénégal ñu fàttali leen les Lions après 10 ans d'absence dañuy dem ci Coupe d'Afrique des Nations Maroc mu fas yéene fa am du 2 au 23 juillet foofu ca Maroc donc l'équipe revient également d'une préparation boo xamante ni amoon nañ ay jongante ak équipe bu Cameroun benn match bu njëkk bi ku nekk lakk sa caaxu morom ñaari yoon ñu def ñu témboo un match nul 2 buts partout deuxième match bi
Cameroun daal di gagné Sénégal donc ci wàccaay yi fédération sénégalaise de football ak ñi mu àndal nag depuis quelques années ñu ngi def ci benn politique sportive donc bu baax a baax jëmale ko ci football féminin bi donc ça fait plus d'1 an que Mama Moussa Cissé ak ñu mu àndal ñu ngi def ay série de regroupement di tàggat ndaw ñi donc fukki at demuñu Coupe d'Afrique des Nations bii nag Sénégal am na fa fas yéene na fa am taxawaay bu rafet daal di sax génn au moins peut-être premier tour bi am nañ également objectif qualification Coupe du Monde mais nag comme nu ko coach bi waxee équipe bi dafa nekk ci wàccaay équipe bi dafa nekk également en construction en tout cas lenn xam naa ko ñu ngi leen koy fàttali Sénégal am na slogan bu am solo mooy manko uti ndam li gaynde yu jigéen ñi football yi tamit am nañ ko te moom la ñuy ngemboo moom la ñuy yore daal en fait pour demee ko fële ca Maroc ñu àndandoo di leen souhaiter bonne chance ginnaaw gu ñu dégloo ki nga xamante ni mooy coach gaynde yu jigéen ñi di Mama Moussa Cissé ci conférence de presse am fii ci Thiès Info.